la ca gën a fës bokk na ca mbirum immigration clandestine juróom-ñett fukki millions ci francs CFA la ñu fas yéene kon daal di def ci ay projet ngir rek daal di dimbali ndaw yi ñu gën a mën a toog rawatina kon ca Tambacounda mu nekk nag ab fentupa agence italienne de la coopération du développement mi bëgg xeex kon li nga xamante ni moom moo ñeel mbirum immigration clandestine. Amadou Ba dana rek gën a dëgëral kon taxawaayam ci wetu président Macky Sall donte sax jóge na ci gouvernement bu Sénégal ki fi nekkoon jëwriñ bu ñu dénk wàllum biti réew jox na lengay maître Aïssata Tall Sall am na yeneen passation yu am niki dem Amérique nag ba léegi ña ngay xaarandi kan mooy seen kon président de la République Joe Biden nag ci jamono ji mu gën a jege kon Maison Blanche ci ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ci wàllum grand électeurs yi jàppale ne candidat démocratique bi am na kon loolu la am kon moom mi di président sortant bi di Donald Trump am lu toll ci ñaari téeméer ak fukk ak ñeent dañ ko waxtaanee kon ci biir xibaar yi ndaxte moom Donald Trump mi ngi yuuxu fu ne nekkoon élection yi dañ ko rek daal di sàcc ci xibaaru tàggat yaram football ak tournoi UEFA zone 2 junior Sénégal nag ci même groupe la nekk Colombie ak Sierra Leone objectif waa U20 nag mooy daal di jël kon raaye gi waaye qualifié tamit ci CAN bi ñu dëgmal li xibaaru tàggat yaram yi gën a fës kon nañ ci ànd ak Malal Junior Diagne li leen kay xëy tey Barthélémy Ngom Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba. mu nekk ab tontu ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy dund ci wàllum immigration clandestine mi daal di tàmbaliwaat ci suñu réew ak la ko wër agence italienne bu coopération développement daal di teg ci table bi lu toll kon ci juróom-ñett fukk millions ci francs CFA ba ko dugal kon ci ay projet yu ñu duppee investir sur l'avenir la tax a jóg kon projet yooyu lee mooy jox ndaw xëy jox ndaw yi kon ay xëy ngir ñu mën a toog na ci gox-goxaan yi rawatina kon foofee ca Tambacounda Moussa Oumar Gueye. ñi ko financé ñoom ñooy waa agence italienne de coopération au développement ñi koy doxal ci Tambacounda mooy ONG VIS ñoom nag daal dinañu tàggat lu toll ci ñeenti téeméer ak ñaar fukki waxambaane moo xam ñu demoon ci mbëkk mi la ba dellu si wala boog ñoo xam ne dañu doon xalaat ngir dem ci mbëkk mi. Diarra Fall maay responsable activité formation professionnelle ak insertion ici au niveau de VIS de Tamba. Formation en entrepreneuriat ak gestion d'entreprise ak formation en technique de recherche d'emploi. Côté bi aussi mi ngi jàppale autorités locales yi pour ñu mën a ci seen xeex bi nga xamante ne moom la ñuy def pour dindi ci xel ndaw ni tukki moom mooy solution bi. ku VIS fas yéene na financer 140 bourses incha allah ci année scolaire bi incha allah ñuy jëm ci centre de formation professionnelle Tamba. psychologue conseil Mamadou Fall nekk directeur centre d'orientation bi nekk ci Tambacounda waaye itim ba tey ki nga xam ne moo fi toogal antenne régionale bu ANPEJ ñoom ñëpp nag ñu daal di wane ni am na ay pexe yoo xam ne buñ ko defee waxambaane yi danañu des wàññi di dem ji mbëkk bi. am na ci ñoo xamante ne am nañu licence am na ci ñoo xam ne am nañ maîtrise master donc def nañ ñeenti at université def nañ ñetti at université ñëw nañ am nañ ay diplôme universitaire mais tey mënuñ bind CV bu baax mënuñ bind lettre de motivation bu baax. donc ça pose problème. ñu toog ñu laaj leen ñu toog il faut que également ñu teg ay mécanismes yuy tax ñuy toog. waa ONG VIS nag ci seen projet investir sur l'avenir fas yéene génne lu ëpp juróom-ñett fukki millions ci suñuy koppar fanweer ak ñaari millions yi ñu daal di ci financer lu toll ci ñeent fukki projet ñeent fukki millions yi ñu jagleel ko wàllum bourse d'études formation ci wàllum formation professionnelle ak yeneen yu ni mel juróom-ñeenti millions yi ñu jagleel ko ay stage rémunéré. Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. jaajëf Moussa Oumar Gueye ci atum 2015 président Macky Sall dafa demoon nag foofee ca Sédhiou daal di fay diggee nag ay milliards yu bare bari ci conseil des ministres délocalisé yi mu doon rek daal di amal juróomi at kon gannaaw loolee ci téeméer yoo jël fanweer ba ci lim gi la ñu rek daal di exécuté foofee bu ñu sukkandikoo ci président conseil départemental bu Sédhiou bilang bi nag ñoom ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax moom député Boubacar Biaye moo ko daal di xamle ci micro Max Euclid Compagnie. 2015 la président ñëwoon Sédhiou ngir conseil des ministres délocalisé suñu région dafa jëloon engagement
ngir investir daanaka presque 200 milliards de francs CFA. 200 milliards naroon tabax hôpital Sédhiou daanaka plus de 20 milliards la président bëgg a def ci hôpital boobu dina nekk hôpital de niveau 2. président jëloon na engagement tabax boucle du Budjé tey diggante Marsassoum ak Sédhiou pare na jëloon na engagement tabax pont diggante Marsassoum ak côté Bignona pont boobu liggéey door na presque mi ngi 30% de réalisation. président jëloon na engagement électrifié daanaka juróom-ñetti téeméer ay dëkk loolu moo tax dalal seen xel président fàttewul seen jàmbat. président jëloon na engagement samp pôle développement Casamance pôle boobu dina liggéey ay vallées yu bëri bëgg a ériger suñu région en pôle aquacole. ci wàllu sport président jël na engagement tabax stade municipal tabax stade régional liggéey mi ngi continuer dafa am tuuti jafe-jafe mais jafe-jafe yooyu nekkul état mooy responsable mais entrepreneur moo amul woon doole ngir tabax chantier boobu président engagé wul na continuer donc di ñu jàppale doomu Sédhiou yi ak yeneen action yu bëri yooyu engagement yi soo xayma presque tey nguur jot na def lu ëpp 30% téeméer yoo jël fanweer yi def na ko mais chantier ñi ngi continuer eno Sédhiou ci la bokk. Max kon di la gërëm bu baax a baax Max Petite Compagnie dañuy dem nag foofee ca Fatick 4 milliards ci francs CFA ngir rek daal di mën a kon gën a seetal lu toll kon ci 12000 hectares wu ay suuf yi nga xamante ni dafa am lii di xorom foofee ca Fatick projet boobu nag centre de suivi écologique moo ko rek daal di ŋànk la ko tax a jóg mooy lu nem nag ci wàllu résilience écosystème bi ñu gën ko mën a ñoŋal waaye tamit communauté yi ñu jox leen kon seen wareef ngir ñu mën a matal liggéey bi démb lañu ko rek daal di lancé foofee ca Fatick 4 at nag lañ ko fas yéene kon daal di liggéey Aminata Goudiaby. projet bi nag li ko tax a jóg moo di xeex xorom si nga xam ni moom moo yàq suuf si ci biir région bu Fatick lu ëpp 4 milliards nag lañ ci def te ñi ko ci def ñoo di waa Fonds vert pour le climat ci région bu Fatick nag nee ñu diirum 4 at lañ ko fi fas yéene doxalee li ñu bëgg rek moo di récupérer lu ëpp 10,000 hectares suuf yoo xam ni xorom si daf ko yàqoon Mactar Dieye moom mooy directeur technique bu centre de suivi écologique. projet bi donc liñ ci yaakaar ci fin projet bi daañu mën a delloowaat suuf si mu amaat kattanoon pour mën ko jëriñoo après 12000 hectares daañ ko liggéey boo xam ni dana am kattan yu amoon avant phénomène bi di ñëw. nee ñu nag juróom-benni commune yoo xam ni ñoo nekkee ci biir département yu Fatick ak itam yu Foundiougne la ñu fas yéene defee projet bu ni mel suñ sukkandikoo nag ci adjoint gouverneur bu Fatick bi yor wàllu développement Abdou Diop nee na projet bi fi mu egsee baax na ndaxte dafa egsi ci jamono ju ñuy waxee immigration clandestine. ñu ngi ciy xaar mu war a am 2800 emplois ci ay xëyu ndaw yi te yaakaar naa ne dina xeex benn phénomène boo xam ne tamit dafa dellu si waat dañ ko constaté fan yi muy immigration clandestine. fii ci région bi nag ay xayma wane nañ ni lu ëpp 265 000 hectares ci wàllu suuf si xorom si daanaka daf ko yàq ay projet yu bëri nag jot nañoo ñëw ci région bi ngir rek jéem a xeex phénomène bu ni mel waaye projet bu bees bii ne ñoom li ñu bëgg mooy liggéey boo xam ni dañ ciy dugal askan wi ci seen jëmmi bopp Mactar Dieye. bañ koy xalaat li njëkk a def moo di wàcc ci suuf jaar ci population yi communauté yi xool ONG aussi fexe ba nga xam ni ñoom tamit ñu gunge projet bi. bu weesoo nag centre de suivi écologique ñi nga xam ni ñoom ñoo fas yéene doxal projet boobu ci biir région bu Fatick bokk na ci Institut national de pédologie réseau africain pour le développement intégré ak itam Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources Aminata Goudiaby Fatick RFM. 8h jot na ba teg juróom-ñetti simili. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Maître Aïssata Tall Sall toog na ci dalab jëriñ ñu dénk wàllum biti réew ak sénégalais yene ca biti réew mu nekk nag soxna su njëkk mu nekk chef de la diplomatie fii ci suñu réew mu wutu fa Amadou Ba mi nga xamante ni taxaw na ngir gën a féddali kon kóllëreem ak président Macky Sall démb lañ doon amal passation de service bi ci teewaayu Pape Bes Diba. Aïssata Tall Sall installé wu na Amadou Ba génn na moom Amadou Ba nag mel ni mbir mi jàpp na ko lool ba da nga koy ràññee sax waaye am na kàddu yu mu defee bilan bu mu jaar ci ministère des affaires étrangères waaye nee na nag lépp Macky Sall la Macky Sall mi nga xam ne mi ngi koy gërëm di wax ne nag mi ngi koy fëddali loyautéem ak fidélité goo xam ne du nekk rek tey mu fal la nga weddi ko suba nga àndaat ak moom. may sant président Macky Sall. confiance bi ma joxaat ma ko ci sant bu baax a baax a baax a baax. bu ñuy wax dafa
am loo xam ne moom nga war a jiital toujours la tax ñuy wax yàlla ci loxo président Macky Sall la ko jaarale loolu du may fàtte loolu du pression moom na tax ma varié ci loolu parce que pour man warul am loyauté de circonstance warul am loyauté à géométrie variable on est loyal ou on n'est pas. Je voudrais donc dire moi je suis au cadre de l'État grâce à Dieu je suis à la disposition du président de la République defal na ma ko et je partage sa vision. Aïssata Tall Sall nag moom bëgg-bëggam mooy am diplomatie d'influence teewaat ci réew yi ñu wër bu baax a baax amaat beneen carte diplomatique suñu cadre yi ñu mën leen a placer ci organisation yu mag yi mooy ambition ak bëgg-bëggam nee na itam wàllu mbëkk mi nga xam ne ndaw yi dañ ko jëlaat temps yi dina def mu lépp ngir ñu mën ko fi jëlee. Bes Dimba keneen ki nga xamante ni kon joxante nañu lenge mooy ci dala ji ñu dénk wàllum dem ak dikk gi ci ak désenclavement Mansour Faye nag daal di tàllal loxom ki nga xamante ni moom la fa rek daal di uutu di maître Oumar Youm ngir gën a mën a matal kon liggéey bi waaye jëriñ ju yees gi nag ne dafa fas yéene kon daal di gën a matal liggéey bi rawatina nag ci wàllum dem ak dikk gi ak lu jëm yi tamit ci wàllum sofër yi nga xamante ni seen nekki nag yi ni mel loolu yëpp ay priorité la Pabala Gueye. fukk ak juróom-ñetti weer ci bopp ministère bi nga xam ne moo yor wàllum transport terrestre bi lay ak juróom-benn at yoo xamante ne ànd na ko njiitu réew mi Macky Sall maître Oumar Youm nag ma ngay dem te jàpp ne lépp la nga xamante ne moom la ñu ko sasoon mujj na koo matal. Nous avons fait de notre mieux. def nañu suñu kéemtalaay kattan réussir ñu ñun kese ci ndimbalu suñu collaborateurs yi jigéen ñi ak góor ñu baax ñi ci la loolu amee. ces excellents fils du Sénégal et filles du Sénégal. ànd goo xamante ne nag am na ci lu bari loo xam ne ay défilé woon maître Oumar Youm nag ba tey muy dundee yaakaar ne bés dina ñëw mu dellu siwaat ci nguur gi lay. tous nos vœux de succès bonne continuation l'État. ñu ngi leen di ñaanal ngeen réussir Sénégal nag mu ngi avancé nguur gi nag moom day wéy Oumar Youm moom moo nekkatul ci gouvernement bi waaye day mel ni football la rek mi-temps day am man remplacé nañ ma waaye am na yeneen match yoo xam ne dinañ ko jouer maa ngi sant yàlla bu baax a baax te am yaakaar ne dinaa bokkaat ci équipe bu Sénégal. tey jii mu jot lenge yi Mansour Faye mi nga xam ne moo nekk jëwriñ ju yees bi yor wàllum infrastructure transport terrestre moom nag muy xam ne def fas yéene naa topp ci tànk kii nga xam ne moom la wuutu lépp rek ngir fexe la ñu ko sas moom itam mu daal di koy mën a matal. Je puis vous assurer que je n'ai aw ma ci lu may tiit ndax jàpp naa ne mission bi dinañ ko doxal ni mu waree dinaa xool ci compétence yi nga xamante ne gis nañ ko fii ministre moom day pare dem waaye ñi nga xamante ne xam nañu liggéey bi te am ci xarañteef dinañu góorgóorlu ba ñu jàppale ñu ci lépp ngir topp ci tànk Oumar Youm. Vous n'avez pas tracé par maître Youm. jamono ji nag am lu bari lu koy xaar Mansour Faye nag fas yéene naa def kéemtalaay kàttanam ngir fexe ba secteuru transport bi gën a suqaliku ndax jamono ji nag am nay jafe-jafe yu bari yoo xam ne moom lay dund. ñeneen ñu joxante léegi bokk na ca nag Omar Sarr ak jëwriñ ji di Sophie Gladima foofee ci dalal jëwriñ gi ñu dénk wàllum mine ak géologie moom nag Omar Sarr mu ne nag lu jëm ci nekkin wàllum koom-koom wàllum kon kaaraange ak fa lañ ci lañu ne di wàllum coronavirus bokk na ca la tax kon mu nekk kon ci gouvernement bi moom Omar Sarr mi ñu dénk léegi lu jëm nag ci wàllum mine ak géologie kii jiite alliance suqali soppi da ko daal di xamle gannaaw ba muy ñuy jébalante lenge yi ñoom ci diggante kon Sophie Gladima ak Omar Sarr ñu déglu kon Omar Sarr ci jokkoom ak Abdou Diouf Diagne. incha allah daan liggéey si jàmm li ngeen amoon fii ak moom dinaa ko gën a dëgëral sunu ñoo bokk lépp donc il faut que ñu gën a continuer renforcer lien yu ñu am yooyu loolu di leen wax ni aussi lu nu président de la République sant xam nañ ko bu baax parce que ñun ñoo ngi bokk si ñu yaakaar ni Sénégal te ba gën a war a nekk benn ku nekk mën nga am sa xalaat mën nga am sa gis-gis mais Sénégal benn la il faut que ñu dooleel ko parce que lii xew si bitim réew lii xew si réew yi nga xam ne ñoo ngi nekk si à côté du Sénégal rek war na si frontière du Sénégal war na tax ñu gën a xoolaat suñu bopp ñu gën a defaruwaat pour téye suñu réew fexe bay développer beneen politique ba nga xam ni dana tax Sénégal yëpp gis ci seen bopp xam seen réew gën a jàpp seen réew donc loolu rek laa bëggoon wax di leen gërëm yéen ñëpp.
gannaaw ba 8h jotee ba teg fukki simili ak ñeent ñu wax ci leneen ci xibaaru suba si fii ci RFM comité interprofessionnel bi ñu dénk wàllum gerte gi fixeegul nag lu jëm ci njëgu gerte gi foofee ci producteurs yi donte sax kon campagne bi commercialisation bi am na ñu nga xamante ni tàmbali nañ ko ci mel ni ca Kaolack foofee nag kilogramme gerte gi ñu ngi koy jaay diggante 275 jàpp 300 francs CFA gerte gi nga xam ne dañ ko xolli ba pare 600 francs lañ koy rek daal di jaayee reportage ci marché syndicat bu Kaolack Ibrahima Diamé. ci benn pont bascule mu installé ko ci wetu place am bile marché syndicat bu Kaolack kii di Keba Gueye di peese nag ñaari saaku gerte yu nga xamante ne ñu ngi leen di door a wàcce njëgu kilo gerte gi nag mu ngi dépendre ci variété bi waaye bu ñu seetee ba seet dépassé na bu baax a baax prix bi nga xamante ne moom la ñu faral di fixé. man nag tey jaay naa ñor ñaare mooy bi ñuy wax fure 325 jaay naa yëgër 300 francs jaay naa copp 275 buy kemb gi nga xam ne dañ ko lay ba mu set wecc 600 francs lañ koy jëndee. laata ñu jeexal sunu waxtaan bi de benn béykat daal di ne saraax ci biir hangar bi yore ay gerte ci loxoom. da nga yëg gerte bi de nu mu demee noonu. moom nag mu ne waxtaan bee ko intéressé ba tax na nee na daa bëggoon profito lancer message kii di président Macky Sall. loolu dong laa di wax. président si boppam na am fulaay bay étranger ñu jënd si gerte ñun bàyyi doole ñu mën a am dara. usine yi ñuy wax loolu taxaw usine bi ci 1000 di liggéey sinon bu ñu ñëwee ay 2000 3000 personnes ñu ngi liggéey. njëg bi instant bii nii nag. marché noir bi njëg bi moom moo ñu arrangé nit ñi. ci même jamono ji kii di Ibrahima Badiane jiite fédération des paysans du bassin arachidier di interpellé nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Sénia ñu ñu denk taxawal njëgu kilo gerte gi mu leen di xamal ne nag waruñu yees mukk juróom fukki dërëm. mënuñu jaayee suñu gerte moins de 250 francs kon képp ku koy fixé nga jàpp foofu wala boo ko fixé yow nga uti gerte jaay ko waaye ñun duñu jaayee moins de 250. fi mu toll nii nag dëgg la prix bi baax na ci marché parallèle bi waaye béykat yi ñu bëri ci ñoom pareeguñu ñu ngi tool yi ba tey di dëpp gerte Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. gannaaw mbirum mbay mi ñu wax ci njàng ak njàngale ak lu toll ci juróomi junni bachelier yu yees ci kàllamay arab ñoom nag la ñu fas yéene daal di orienté ci université publique yi waaye dogalu gouvernement boobu nag dafa ëllëm bu baax a baax coordonnateur du mouvement des arabophones du Sénégal Souleymane Gadiaga nee nag université Cheikh Anta Diop Kott fii ci Ndakaaru moom am kon ab département arabe te ñoom nag mënuñu dalal kon lu toll ci juróomi junni bachelier yooyu li ñu déglu ko ci micro Pape Balla Gueye. arabophonie dañoo am benn spécificité dañu leen à travers le Sénégal les 5 universités yu ñu am ak ISEB yi ak yeneen écoles yi arabophonie amuñu ca accès kon ñoom université Anta Diop kese la ñu am accès te université Anta Diop bi ñu koy préparé département arabe bi c'était pour dans les années 60 pour une dizaine de personnes la woon. Maintenant actuellement avant le Covid rek statistiques yu mujj am ñoom dem nañ ba ci 3400 jëm 3500 personnes nga dolli ci nouveau bachelier yi nga xam ne LAR bi la ñu jóge ci école franco-arabe yi ak ñu jóge ci école franco-arabe yi presque lu war a mat 700 étudiants plus les 3500 yi nga xamante ne ñoo jóge ci LAR yi mooy école franco ak ñi nga xam ne ñoo génne ci lycée public yi boo ko calculé dépassé na 5500 personnes ñoom ñu ngi leen orienté dans département arabe je pense que loolu xel mënu ko nangu te xale yi itam dañoo taxaw pour que loolu vraiment décision boobu ministre bi xoolaat ko parce que bu ñu ko defee dafa am ñaari remarque yu ci am benn bi question de droit la parce que une loi boo ko génnee dafa war a nekk général et impersonnel loolu ku ne xam na ko léegi nag mënuñu ne étudiant arabe yi kese maanaam yéen moom ren amu leen benn choix mënuñoo inscrire ci BTS mënuñoo inscrire ci ISEB yi mënuñu inscrire ci beneen filière bu dul département arabe loolu actuellement may wax ak yow nii loolu moo fi nekk bu fekkee ne jëluñ ay mesures pour changer ko étudiants yi danañu descendre dans la rue ndax loolu mooy décision bi mujj a jël waxtaan ak sensibiliser les autorités supérieures ñu jéem a jël ay mesures ci nu mu gën a gaawee parce que délai butoir bi mooy le 15 ci weer wi donc l'enseignement arabo-islamique dañ ko war a xoolaat parce que mënuñu continuer à chaque fois di former ay milliers d'arabophones yoo xam ne mënuñu am benn métier mënuñu am benn compétence bu ñu ñëw ci réew mënuñu def dara lu jàngale
du jëm nag ci la ñuy bind di inscription en ligne ci plateforme ba ñu duppee campus sen.sn kon danañ ko daal di tëj fukki fan ak juróom ci weeru novembre bi ñu dëgmal waaye ca Touba bachelier yu yees yi ci langue arabe ñoom nag dañuy amee jafe-jafe ngir daal di dugg kon ci plateforme boobu ngir bind seen bopp ci université publique yi Marima Diop. ndongol daara yi am bac arabe fii ci diwaan bu Touba jamono ji ay jafe-jafe yu tar li ñuy dund ndax kat bu ñu duggee ci site bi nga xam ne mooy campussen.sn tam leen di may ñu bokk ci ñi ñuy yóbbu ci université publique yi fii ci Sénégal ay jafe-jafe yu tar lañ fay fekk daanaka sax seen inscription kenn du leen ka nangul bu ñu sukkandikoo ci maam Cheikh di nouveau bachelier. dañ fa war a def ñetti choix loolu lañ ñu wax donc buñ duggee ñun pour def choix yi première duñ ci am problème muy université Anta Diop fac lettre rek lañ fa fekk foofu ñu def suñu choix mais ren nag dañoo tegal ci suuf BTS ak ICEP duñu fekk benn filière boo nga xam ni dañ ko mën a def choix ngir suñu demande ñu mën ko valider problème bi nag mooy ñoom dañoo génn benn communiqué ni balaa suñu demande d'orientation ñu valider ko faaw ñu def choix ci ñetti filières yëpp loolu nag jafe-jafe la boo nga xam ne arabisant rek ñoo koy dund. jamono ji seen ëllëg lëndëm na lool. itam saxu ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk jàng bi ak jàngale bu kawe bi. ñu leeral ak ñu ba xam ñun ñàkk def suñu demande d'orientation tiital nañu torop daal. ngir matal lépp lu ñuy laaj ci site bi di campussen.sn daanaka bachelier yi nekk fii ci diwaan bu Touba ay jafe-jafe yu tar lañ ciy jànkonteel. Marema Diop fii ci Touba RFM. RFM bitim réew. RFM bitim réew gannaaw ba 8h jotee ba teg ñaar fukki simili ak benn la ca gën a fës nag bokk na ca Côte d'Ivoire foofee nag ña ngay kon teg loxo yenn ci ñi féete kon ci kujje gi démb nag secrétaire exécutif bu PDCI RDA donc bu kon président Bédié seen secrétaire général donc la ñu daal di teg loxo daal di koy placer sous mandat de dépôt déféré ko kon ca prison ba ci weneen wàll nag am na ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi leen di rek wër ku ci mel ni Afingesan ak ñeneen ci wàllu kon ku jigi ñu ngi leen di wër kon wër yu métti métti xam ngeen ne nag ndaw lay jëriñ ñu dénk wàllum yoon ak wàllum droit de l'homme foofu ca Côte d'Ivoire dafa fësaloon ñetti fan ci weeru novembre ne dina topp ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo indi fitna foofee kon ca Côte d'Ivoire ci campagne électorale bi ñu doon amal ñeel présidentielle bi ñaar fanweeri fan ak benn ci weeru octobre danañ ci daal di dikkaat ci suñu yeneen i xibaar ca États-Unis ki fi nekkoon président donc di Barack Obama mi woo américain yi kon ñu daal di rek booloo daal di itamit jëlale lépp lu jëm ci wàllu mer ak yi ni mel ci ab discours la ko rek daal di amal ni ki démb ci guddi Joe Biden nag moom ci wàllu boppam am na ab discours moom rek daal di def waaye fësalul ci na mu gën a leeree ne moom moo gagné wala déet kon élection présidentielle yi foofee kon ci États-Unis waaye nag ci biir discours am mu rek daal di fësal ne amul kon benn jiixi jaaxa jëme ko ci wàllum kon point yi nga xamante ni am na ko ne moom moo kon daan kii di Donald Trump moom président sortant bi nag ba léegi ma ngay rek daal di yuuxu ne dañ ko rek daal di sàcc ñoom élection yi candidat républicain bi nag nee na dana wéy kon topp mbir yi ci yoon rawatina nag ci wàllum kon combat juridique ba ñu jox ko kon li nga xamante moom mooy résultat yi waaye jàpp leen ne Joe Biden nag ma ngay gën di nekk ca kanam ca Pennsylvanie mi nekk ci benn ci état yu gën a am doole foofu kon ca États-Unis foofu nag ñaar fukki grand électeur ñoo fa nekk candidat démocratique bi nag ñu ci téeméer yoo jël ñeent fukki ak juróom-ñeent ak la ka teg ci wàllu voix moo ko rek daal di jël moom Donald Trump am lu jëm nag ci téeméer yoo jël ñeent fukki ak juróom-ñeent ya yu teg tombal ñaar kon moom la Donald Trump daal di am ña ngay rek wéyal kon di def décompte yi fileeg peut-être suba danañu xam kan mooy président de la République bu donc bu États-Unis ci diggante Joe Biden ak Donald Trump.
xibaar tàggat yaram yi nag ñu ciy dalal Malal Junior Diagne la ci gën a fës bokk na ca football tournoi UFOA zone 2 junior Sénégal nag bokk groupe ak Gambie ak Sierra Leone waa U20 yi nag ne dañoo bëgg daal di gagné waaye tamit qualifié ci CAN yi ñu dëgmal Malal Junior Diagne. jàngeen jëf ñu door ak wàllu tournoi UFOA ci aljuma ji amal nañu tirage au sort groupe ya Sénégal maa nga ca groupe A moom ak Sierra Leone ak Gambie entraîneur bu Sénégal bi yore U20 yi di Youssouf Dabo ne gii tournoi ñoom lii képp lañ ca bëgg mooy ndam waaye yëkki na kàddu itam ci groupe am booba naka la ko jàngatee Youssouf Dabo. si xamoon nañ ni di doon lu yomb parce que ay match dëkkandoo la léegi yàlla def na ni suñu poule Gambie moo fi nekk ñëpp xam nañu wujjee bi am si diggante Sénégal ak Gambie ci fànn yëpp donc dafay nekk jongante boo xamante ni voilà dafay dina xam am ñun amuñu si jaaxle parce que ñi ngi liggéey bu baax a baax te xam nañ ni am nañu li war pour mën a jàll si li nga xamante ni moom la ñu soxla mais lu si mënoonti am rek on sait que ni du yomb parce que bu dul Gambie tamit muy doon Guinée wala Mali ñooñu ñëpp ay dëkkandoo la ñu ci Sénégal voilà quoi. ñu ni Mali mooy seen adversaire bu gën a dangereux si tournoi bi ndax nangu nga loolu. non loolu d'accord ma ko parce que bon après ñi koy wax tamit xam naa fi ñu ko teg mooy que ni parce que Mali moo gagné Coupe d'Afrique bi passé mais ñun du Mali rek la ñuy bàyyi xel parce que on sait que Guinée tamit si footballu xale yi dañuy faral di am ay xale yu baax équipe la yoo xamante ni il faut ñu bàyyi si xel bon même la Gambie bi nga xamante ni moo nekk suñu poule tamit parce que daje nañu si tournoi il faut bi nekkoon fële ci Guinée donc xam nañu ñun en fait équipe yi nga xamante ni tey jii nii ñoom ñoo gën a mën a ñoom ñoo war a gën a mën a fës ci tournoi bi donc ci équipe yooyu yëpp la ñuy bàyyi xel. gannaaw benn équipe kese mooy qualifié final kon xanaa loolu mooy seen objectif. gagner coupe bi mooy suñu objectif man waxuma waxu final parce que bien sûr pour nga gagner coupe bi il faut nga dem final loolu étape la rek man finalité bi moo ñu intéressé muy gagner coupe bi parce que loolu rek moo fa nekk ci option bu valable tey jii joxuñu ñaari option benn option lañ joxe mooy ki gagner mooy dem et ñun dañoo bëgg a dem mais bien sûr suñu ay morom aussi dañoo bëgg a dem dañuy dëggal suñu bopp xam ni laqatu amu si il faut que ñu dem jëli coupe bi comme ça ñu delluwaat ci coupe d'Afrique bi fële ci Mauritanie. ca poule B ba nu jàpp foofa ni Mali mi yore raw gàddu gi moo fa ne moom Guinée Bissau ak Mauritanie yëf yi dañu ko tàmbali ñaar fukki fan ci weer wi ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ca Thiès la ñuy xefee jongante bi. waxtaanee football bi ca bitim réew ca France ci Sacer ji danañu tàmbali ne fukkeel bi journée la ñuy suwe Paris Saint-Germain ak Rennes daanu kon daje ca Parc des Princes lay doon Bordeaux ak Montpellier itam daanu amal ab jongante Angleterre itam ñu ngi seen juróom-ñettel bi journée daanu ko door ne nañu Everton ak waa Manchester United ñoo dee kon laale ci samedi gi Crystal Palace ak waa Leeds United Chelsea bu Edouard Mendy ak Sheffield United West Ham moom Fulham laa kon jonganteel ca Espagne nag ñoo ngi seen juróom-ñeenteel bi journée ba léegi jongante nit du ko fekkee USG moo ca laale ak waa Eibar Betis Séville ak waa Barcelone FC Séville ak waa Osasuna Atlético Madrid ak waa Cadix ca Allemagne am na jongante bu mag bu war a tëj juróom ñaareel bi journée ci aser ji ne Borussia Dortmund moo dee jongante ak waa Bayern de Munich. ñu jeexal ak wàllub lamb gannaaw ba nu falee CNG bu bees bi am na ñu yëg seen kàddu wax nañ lii ay farata la yu CNG bi war a taxaw temm laataa yee fi sori farata yooyu yu mu Abdoulaye Maron di ko am xam-xam ci wàllub lamb def ci ay gëstu yu yaata ba muy nekk ca université tënk na ko. Badara Sène ak ñi mu àndal war nañoo def ay jéego ngir arène nationale bi ubbi ay buntam ngir combat yi daal di door fexe nag ba ñi nga xamee ne ñooy taxawal combat ñoo di woy promoteur seen mbir gën a yomb waaye it li jëm ci wàllu daan ak ay téq yu ñuy def ci mbër yi saa soo xamee ne am nañu ay combat ñu jéem koo wàññi liggéey bu baax nag ak ki nga xam ne moom moo jiitee mbër yi nekk ci jamono ji tey bëre waaye tamit liggéey ak ñi nga xam ñoo di manager yi jàpp leen bu baax a baax ngir combat yi ñi nga xam ñu ngi koy dox mu mën a gaaw liggéey bu baax tamit ak ki nga xam ne moom moo jiitee amateur ndax lamb su ca amateur amul ñooy dagg billet def naa du mën a taxaw waaye faw ñu jox leen seen gëdd liggéey bu baax tamit ak ñi nga xam ñoo di entraîneur yi fonk leen taxawu leen à école de li nga xam ne fa la ñuy jàngalee ndaw ñi bëre waaye ñi fi doon bëre te tekki seen ngemb ñu leen di woowee ancienne gloire war na leen jox loo xamee ne ay raaya la wala bokk fàttaliku leen teral leen jamono bi nga xam ne ñu ngi dund waaye it
taxawu li nga xam ne moo di lutte bi nga xam ne amul dóor ñu koy lutte traditionnelle nga xam ne ci dëkk yi ci raison boo dem fekk ko fa tey mbappat yi ci gox yi ñu ngi ko fay faral di amal te foofu la xale yi di jàng bëri laata ñu dem ci bëri dóor bi taxaw bu baax nag li nga xam ne dara jaal nañ ko njiitum réew mu di drapeau du chef de l'État saa yu amatee ñu def ko ci fànn yi nga xam ne moom moo gën. kaddu Ablaye Maron yooyee mooy tëj ëttu xabaaru tàggat yaram bi jaa ngeen jëf ci déglu bi nu yendu jàmm. mu di phrase bu nga xamante ni daanaka di ko jaajëfal bu baax a baax moom Malal Junior Diagne ci li nga xamante ni indi na ko ci wàllum tàggat yaram 8h jot na nag ba teg ñaar fukki simili ak juróom ñu ñëw nag ci li nga xamante ni moom mooy li yéen a kay xëy tey. Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ceeg Barthélémy Ngoma. dal leen jàmm lii xew ci langum politique bi ci fan yi mënees nañu ko jàppe ab biyaa ñeenti ya ca nekk di Aminata Touré Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye ak Mouhamadou Makhtar Cissé ñeenti nit benn ab ambition bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'Observateur sama naataango ne confrontation bi seen digganteeg Macky Sall lu munta ñàkk la ndaxte dafa mel ni ñoom ñëpp ku ci nekk dafa bëgg a doon njiitu réew mi ba tax nañu war a dëggal seen bopp ci langum politique bi waaye ba fii ay discours sananti kaddu la ñu nekk di gis mu di ay éléments yoo xamante ni dañuy faral di ko boroxal ci seen discours daje yi lu ne mel la ñu nemmeeku démb ak Aminata Touré bu ñu sukkandiku ci yéenekaay bi di Sud Quotidien moom yéenekaay bi dellu siwaat ci discours bi nga xamante ni Mimi Touré def na ko nekkoon njiital conseil économique social environnemental bi ci bi muy tàggoo yéenekaay bi ne Mimi Touré day dem na waaye tudul benn yoon turi ki ko fay wuutu te tamit gërëmul Macky Sall mi nga xamante ni moo ko tàbboon mu jiite institution boobu moom Mimi Touré ne engagement am ci Sénégal du dakk fekk mu ngi dund Aminata Touré mel ni ku tuutal Macky Sall bañ ko tudd bañ ko it gërëm ba noppi nag accéléré cadence bi jëmee ci wàllum rébellion bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di L'As mi ñuy xamal ne Aminata Touré ci discours am démb lancé na appel ndaw ñi ndax appel boobee daanu ko déggam déet li leer mooy yéenekaay bi di Les Échos nee na Aminata Touré noppi na ngir jàmmarloo ak kii di njiitu réew mi Macky Sall loolaa tax yéenekaay bi di Walf Quotidien jàpp ne seen sëy bi day ci tas la jëm yéenekaayu xaar yàlla bi nee na Aminata Touré dafa am ay ambition ngir jiite réew mi te nëbbu ko benn yoon ci li dul yàgg dana dellu siwaat ci langum politique bi enquête daal di ko feelu ne Aminata Touré taxaw na tànk opposante yéenekaay bi di Walf Quotidien daal di dellu siwaat ak kàddu yi nga xamante ni Aminata Touré yëkkati na ko démb ne engagement am ci Sénégal du dakk fekk mu ngi dund mu di phrase bo nga xamante ni daanaka wër na yéenekaay yi ci samedi bi yépp lii Quotidien ci wàllam moom daal di dellu siwaat ci li xewoon ci coulisses yi démb ci bi Aminata Touré di tàggoo gannaaw fukk ak juróom benn weer yi nga xamante ni def na ko ci conseil économique social ak it environnemental yéenekaay bi ne bu mooy méthode classique bi nga xamante ni moom la ñuy faral di nemmeeku ci passation de service yi Aminata Touré dafa jël ay rapport d'activité am rek daal di ko déposé li am ba des bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi moo di ne Idrissa Seck ci boppam moo bëggul woon a teewee mbir mi Idrissa Seck moomu la ñu fekk ko ci xëtu njëkku yéenekaay bi di La Tribune mu ànd ak Macky Sall nag daal di ree mu di photo boo xamante ni bu ñu sukkandikoo ci yéenekaayu des médias bi dafay wone rek ne déggoo am na diggante kii di Macky Sall ak kii di Idrissa Seck ci dëgg-dëgg bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi li tax ñu dàq Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Makhtar Cissé ak Aminata Touré ci gouvernement bi bu moyee seen ambition présidentielle yi nga xamante ni ñu ngi leen koy jiiñ Idrissa Seck ci boppam moo doon sàkku ci Macky Sall ngir rek mu dàq leen ci Vox Populi nag ñooñee ñu lim sànk di joxe seen kàddu tàmbale ko ci Amadou Ba moom nee na pouvoir de décision maanaam am sañ-sañu dogal yàlla moo ko jox kii di njiitu réew mi Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye ci wàllam jàpp ne li xew jarul coow ndaxte nee na amul dara lu nu ko mën a toppee ca ministère ga mu jiite woon Aminata Touré moom dellu siwaat ci phrase bi nga xamante ni wër na yéenekaay yu bëri tey moom nee na engagement am ci Sénégal du dakk fekk mu ngi dund loolaa tax sax yéenekaay bi di Source A ne Mimi Touré day soobu na ci guerre bi ba nopp Aly Ngouille Ndiaye moom ci wàllam soobuwul ci guerre waaye nag yëkkati na ay kàddu ci yéenekaay bi di dalal ay nitam yi nga xamante ni mer nañu lool gannaaw ba ñu ko jëlee ci gouvernement bi nee na nag bu kenn jàppee Macky Sall dara ndaxte def na lu bëri ci Jolof ba tax na moom Aly Ngouille Ndiaye kenn du ko dégg muy wax lu ñaaw jëmee ci kii di Macky Sall mu yokk ci ne li ko dalee ci atum 2012 ba bi muy jóge ci nguur gi ci atum 2020 bés bu yàlla sàkk laata 8 heures la doon yegg bureau Aly Ngouille Ndiaye daal di ree ne lii dana tax mu noppalu fi mu ne nii nag li mu war a def moo di wax na ko yéenekaay bi nee na dafay dellu Linguère toppatoo commune am ba di Linguère ba noppi toppatoo ay toolam Mamadou Diop Decroix moom di njiital AJ/PADS méttit la amee gannaaw ba Idrissa Seck nangoo dem liggéey ci wetu Macky Sall moom nee na Macky ak Idi dañu nekk di def combine dafa mel ni nu ngi manigancé waaye Mamadou Diop Decroix nee na bu yeboo xam ne loolu du jàll benn yoon ba tax na mu ne ba tey munul gëm ne Idrissa Seck dem na topp ci Macky Sall ngir liggéey ak moom ci gouvernement mbir mi daal dafa mel ni ay gént la ko def bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Le Quotidien ñu tàbbi ci yéenekaay bi di Enquête mi nga xamante ni dafa xëy dellu siwaat ci mbirum immigration irrégulière ak ña cay faatu bokk na ci cause yi wàllu obstacle climatique yi maanaam climat bi nu muy
muy demee ak ngelaw lu metti li ci géej gi yéenekaay bi ne diggante septembre jàpp novembre Atlantique bi dafay yëngu ndax ngelaw lu metti bi nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku am na sax ay rescapé yu nga xamante ni seede nañu lu ne mel nee na jafe-jafe gu jéggi dayoo la ñuy dund ci biir ndox mi ñu jeexale wàllu tàggat yaram ak week-end boo xamante ni dana neex lool ca Europe bokk na ci match yi gën a neex City ak Liverpool bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di record Sadio Mané ak équipe am les Reds ñoom noppi nanu ngir assommer City bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Stade. Universel Pousse ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. li yéene kay xëy tey ñoo di ceeg Barthélemy Ngom gannaaw bu 8h jotee ba teg fanweeri simili ak ñeent